mbokki téléspectateurs yi safooti ànd ak ñun ci ITV yegsi leen ak jàmm ci seen bloc d'information la Total locale bu àllarba fukki fan ci weeru novembre ci atum 2021 mbokk yi ni ma leen ko xamale woon ba ñu tàmbalee programme bu yees bile saa su ne dinañ dugg ci gox-goxaan yépp ci biir Sénégal ngir jëli ji ñi xam ne dañoo nekk ci xëccoo ngir bokk ci ñiy toog su ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier weesu yi ci atum 2022 ngir nekk maire wala sax nekk ñuy jëte conseil départementaux yu dëkk yi tey nag ñuy dem ba ci benn gox goo xam ne dañ koy tàmmati dégg yenn saa yi waaye liñ ciy dégg su dul mbirub suuf mbirub miin wala yeneen yenn saa yi duñ ciy dégg lu bëri xanaa njiital réew mu dem fa dafa mel ne politique dafa amul wala maire ba fa nekk rek moo fa am doole loolu yëpp nekk ay poñ yoo xam ne dinañ ko waxtaanee ak kay jógee ca gox googee foofu moom turam ti Moussa Bathily nekk candidat waay Yewwi Askan Wi ci commune bu Baalo lañ koy wooyee foofee ca département bu Bakel Moussa ñu nuyu la dalal ak jàmm ci plateau bi. waaw ñu ngi lay fay Assane di la nuyu bu baax. di nuyu waa télé bi commencé ci kaw bu ci suuf. liggéeykat yëpp ñu ngi leen di nuyu. di nuyu téléspectateurs yi ñu suivre fépp ci àdduna. fii à Dakar ak diaspora ak Bakel. ak fépp. bon ba mu mee tuuti ma sànni kaddu. si Soninké waaw tuuti rek. parce que balaa ñuy wax ne non waa gox rek ngay wax. voilà donc nga Asukuñini commune Baalu département de Bakel o Asukuñini oto xaydo mo xadañere inchallah na xaxanne jofandi donc inchallah ado Cheikh Assane inchallah ñu ngi leen nuyu. donc loolu la yàlla d'accord jërëjëf sant ko baax gërëm ko moom Moussa ci kaddu yooyu mu doon nuyu waa Bakel ci seen làkku bopp alors Moussa laataa ñoo wax mbiru Bakel ñu wax déjà Sénégal ak tamit li xew tey muy convocation Barthélémy Dias bile xam ne tax na ba mën nañoo wax ne Dakar ñu bëri mujjoon toog seeni biiri kër ndax dañ doon ragal jàmmarloo yi am ñu jëm ci élection ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier lu ci des ci ay weer bëritul mën nañu wax ne benn weer sax moo des su diggante ak loolu est-ce que mbir yi c'est waxtoom la est-ce que mbir mi heure bi ñu koy def maanaam te bëgg ti jàmmarloo te andi ay tension ci biir dëkk bi est-ce que c'est le moment opportun. waaw jërëjëf Cheikh Assane xam nga Sénégal dafa yàgg organiser élection. aussi dafa am benn bët bu ñuy xoolee Sénégal. Sénégal yàgg na organiser ay élection donc lii du suñu première fois. mais boo xoolee situation bi dafa mel ni Sénégal mu ngi soog a organiser élection. donc tension bi nii ba arrangé wul kenn. arrangé wul dëkk bi économiquement baaxul. gisoo tey ñu bëri liggéeyuñu. mais lu xamante ne doo xam. amul bopp amul genn. donc instant yi moom fan yi lii xew surtout tey warul am. jaaduwul suñu si. baaxul démocratiquement et puis nu ñuy xoolee Sénégal lii baaxu ci. baaxu ci waaye chaque fois dañuy gis ne waa kujje gi su lenn xewee rek surtout yéen waa Pastef dañ leen koy tuumale su lenn xewee rek appel à la résistance nañu wàcc ci mbedd mi waruñu bàyyi mu jàll est-ce que ça c'est le bon mot d'ordre à donner tout le temps na nit ñi génn alors que peut-être am na yeneen voies et recours yoo xam ne mën nañ ko def de manière démocratique ba li ñu bëgg a xeex su fekkee jàpp nañ ne nekk lu jëm ci yoon ñu mën na ko delloo ginnaaw. loolu amul. mais convoqué nañ fii Karim Wade. mu dem wuyu ji pacifiquement lan moo ko dal. jàpp tëj ko ñu def comme ni nga wax recours yi dara xewul. ñu woo Khalifa Sall pacifiquement mu dem wuy lan moo ko fekk ñu woo Sonko mu woote résistance lan moo ko fekk mu dellu këram ba léegi jusqu'à présent. donc résistance bi man damay wax. kon da ngeen jàpp ne il faut que ngeen jaay doole ngir yoon def liggéeyam. non pas jaay doole c'est pas trop. non pas jaay doole mais droit la résistance loolu du suñ constitution moo ñu ko may. mais droit est-ce que dañ ci war abuser parce que nuñ koy exercer mooy maanaam naa ñëw policier bi taxaw ma sax nan teg moom kii teg taabalam war a jaay ma ñëw tere koo jaay ñëw laq pëna est-ce que noonu la ñu war a mën a defee parce que boo ko deful ñu sànk la. non mais du càng def sànk ñi ngay wax Khalifa Sall bañ koy teg ci caisse d'avance bi ci lu leer lañ ko toppee peut-être que ne mën nañ ci teg leneen appréciation mais c'est sur des faits lañ ko daanee Karim Wade traque des biens mal acquis ci ay faits lañ ko daanee
Ousmane Sonko ñoo ngi koy topp ñoo ngi ñaan yoon def liggéeyam ci nu mu gënee ku nekk mën cee gis su fekkee moom dañ koy setal ñu setal ko su fekkee dafa am leneen lu ci am ñoo bàyyi leneen am ci waaye est-ce que nit da cee war ñàkk bakkanam wala dañu war a taal dëkk bi mettre à feu à sang pour que yoon def liggéeyam. mais dëkk bi taal ko la li état bi moo ko def gis nga li ngay wax ci Khalifa Sall caisse d'avance bi. mais 94 milliards Khalifa Sall ñaata milliards lañ ko toppee. am na 94 milliards am na yeneen milliards yu xamante ne kenn topp leen. donc boo xoolee yooyu da ngay wax kumba am day ak kumba amul day la. donc loolu mooy indi jiixi jaaxa. gis nga Cheikh Assane. élection dafa am solo cim réew. élection bu amul cim réew violence lay am. te élection buñ ko organiser di ko manipuler day taar réew. loolu il faut que ñu bañ a caaxaane loolu. mais bii la yoon mën nañu wax ne manipulation amul parce que dialogue ba ña fa newoon ki newoon mandataire opposition bi Déthié Fall ci yéen la bokk moom moo fa teewaloon ba ngeen ñëwee war a toogaat defa seen ay coalition ak war a yóbbu seen liste et tout moom bokk na ci lépp mën nañ jàpp ne instant yi amul lenn loo xam ne ci mbirub jeu électoral bi am na ay njuuj njaaj yu ci feeñ. bien sûr yow. ci nan ñaata commune moo nekk Sénégal. 557 presque commune mais yan liste la ñuy rejeté. yan liste la ñuy rejeté du liste opposition bi. doo gis benn yoon ñu la rejeté kii liste Benno Bokk Yaakaar. loolu dafa tey xel. est-ce que Benno Bokk Yaakaar moom ñoom amuñu ay fu leen di jàppee. xanaa opposition rek la. même opposition bu ñu amee bu ma amee manquement même war nañ accepter seen dossier. donc loolu la buñ koy caaxaanee Cheikh Assane. dëkk bi moom. day yàqu si ñëpp. te bu yàqoo ñëppay loru. surtout état lan moo ko gënal lan moo koy arrangé lan moo ko gënal mooy jàmm am ci réew mi. loolu mais bu amee tension rek baaxul ci moom. loolu moo gënal ñëpp sax képp koo xam ne doomu aadama nga soo yeewoo yaa ngi ñaan yàlla jàmm am ci fi nga nekk ak sa li la wër lépp mbokk yi ma fàttali ne ñoo ngi dalal tey ci plateau bi Moussa Bathily nekk ci membre Yewwi Askan Wi foofee ca Bakel nekk candidat commune bu Mballo moom mooy ki nekk ci xëccoo pour waa Yewwi Askan Wi foofee ba nekk itam chef mobilisation Pastef bu Bakel loolu da nga koo faat da nga ñu ko nëbboon. mbokk yi léegi-léegi ñu seetaan tuuti publicité demaat ci kanam incha allah ci xibaaru marax yi ànd ci ak Serigne Modou Mbacké ñëw dellu soit ci kanam incha allah jërë ngeen jëf. sant ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké ñaaw ci xibaar yi xam ne moom la ñu andiloon ci marax gi mbokk yi ñu dellu soit ci seen ñaareelu pàcc seen total local tey nag ñu ko xamee ñu am mbégte dalal ci plateau bi Moussa Bathily moom mi bokk ci Yewwi Askan Wi foofee ca Bakel nekk seen candidat ca commune bu Ballu Moussa sànq ba ñuy jeexal wax nañu ci lu jëm ci commune ci mbirub bi ñu gis mooy appel à la résistance beeg ñoom seet ñu wax suñu mbokk téléspectateurs yi rek nekk kooku Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ak kiiti Malick Gakou mujj nañ leen bàyyi ba ñoo ngi ñibbi seen kër woo am na conférence presse boo xam ne defoon nañ ko ci ngoon si sax. alors Moussa léegi ñu wax lu leen soxal yéen seen zone googee muy Bakel nekk na zone boo xam ne ni ma koy waxee sànq duñu leen dégg lu bëri yenn saa yi ci réew mi lu dul yenn saa yi président war a def tournée économique wala xeet yu ñu mel ñu demee foofu noonu est-ce que loolu dafa firi ne seen maire bi fa nekk ci tur bi moom réer maire Bakel bi ci Ibrahima Baba Sall nekk député liggéey bi fa war yëpp def na ko ndax am ngeen ab hôpital bu nekk ci région ba am ngeen ay tali yoo xam ne defar nañ ko ba mu yànj am ngeen ab cadre de vie lépp yemb na ci Bakel bon. merci beaucoup Cheikh Assane. xam nga Bakel commune. et Bakel département. ñaar la. Bakel département de Bakel dafa am commune yu bëri. donc yow da ngay kii Sall. Ibrahima Sall. moom maire de Bakel commune la. donc moom bu maire yi. nekk département de Bakel bu ñu defoon bu mel ni moom rek. Bakel dana jëm kaw voilà. mais malheureusement c'est pas le cas. da ngay gis ñu man surtout commune bi ma jógee commune de Ballo. maire bi man xaw ma ko sax. musuma ko gis mu génn dénoncer wala demander quelque chose pour la commune.
est-ce que du lépp moo nekk ci moo jaadu rek wala lépp a dem nit ñi ngeen ko soxla ñun suñ commune. dafa nekk commune bu xamante ne Cheikh Assane commune buy fay impôt chaque année. dara mooy 11 villages la commune de Baalu la. état yorulu ko dara day fay TVA. mais commune bi munoo gis dara ci Cheikh Assane. nga ne ko lii maire bi def na ko walla état bi def na ko amul ay tali. amul réseau amul courant bu baax amul ndox bu sell bu ñuy naan même acte de naissance pour nga am ko problème la. te am ngeen am maire am lépp lu ci war am lépp lu war am ngeen état civil am ngeen li ci état civil yi ñu dafa am problème. mooy da ngay am sa état civil da ngay jékki-jékki rek ñu ne faux numéro nga am. da ngeen am keneen ko bokkal ak keneen. voilà loolu dafa am problème bu muy causé am na yoo xamante ne da ngay am sa état civil. voyager ñëw ñu ne la sa état civil bi baaxul léegi mënatoo am benn passeport wala sa diplôme wala sa carte d'identité ci lañ ko def wala nga bëgg a def bac pour nga am état civil. da ngay mujjee bàyyi bac bi parce que doo am état civil pour nga def. mais loolu est-ce que problème mu Baalu la est-ce que du problème mu Sénégal yëpp parce que fii réew mi chaque fois dañ koy nekk ci coow il faut que ñu dem ci numérisation wala digitalisation yenn dossier administratif. mais am na mairie yu ko réglé beneen bi ñun gox bi commune de Baalu zone ndox la. ndox moo ñu wër Falémé mais mu ngi fa fleuve Sénégal mu ngi fi am na yeneen mais ndox bu sell pour ñu naan ko amuñu ko. forage yaa feeram dafa paan forage Arundu dafa paan yeneen ab dëkk yoo xamante ne amul forage. ñun commune bi 11 villages la benn poste de police moo fa nekk ak gendarmerie benn brigade moo fa nekk 11 villages benn policier moo nekk ci commune bi. te frontière lañ nekk seen police bi ngeen nekk benn policier moo fa nekk alors que yaa ngeen jege. frontière lañ nekk Mali seen ñu ngi jàkkaarloo ak Mali ñu ngi jàkkaarloo ak Mauritanie te même réseau. nga am réseau Cheikh Assane problème la da ngay dindi sa portable nga def ko réseau manuel sinon da ngay am Malitel wala Muritel moom ngay am réseau amu ko suñ commune piste wala pour nga gis goudron faaw nga dem Bakel mooy Bakel commune amul mooy te fépp suuf la. non ñoo ngi 21e siècle ñoo ngi 2021 li ngay wax ni bàcc li xanaa mënul nekk alors que ne ay projet état yu bëri fii Promoville Prodac ak yeneen yu bëri ñoo ngi nekk ti leen ko di ko jox maire yi ngir ñu mën a pavé yoon yi mën a defar tali mën a def ba nit ñi am fu ñu dëkk am fu ñu fajo ak am kaaraange. commune de Baalu bokku ci wala boole waleen ci seen bopp. bokku si wala boole maire la ñam mais commune de Baalu moo wax la sëñ Assane. munoo pour santé côté de santé. boo jëlee suñu poste de santé yi mais dara am fa. am na dëkk yoo xamante ne comme Déji comme yeneen dëkk yi ñoom ñooy fay seen infirmier ak commune de Baalu. suñu commune moo wax département bi sax. rajo daanaka xam naa benn rajo mooy nekk ci département bi. te Bakel la nekk te infirmier moo koy doxal waxuma yeneen communes yi rajo sax amu fa écho amu fa gis nga pour ñu am ordonnance ñu jënd suñu ordonnance xam fan la ñuy dem Wuro Sogi la ñuy dem. Wuro Sogi xam ne wala ñu yónnee ko Dakar mais pour nga quitter commune de Baalu dem Wuro Sogi fan ngay jaar yoon ngay jaar mais amul yoon te doo gis média wala doo gis état wala ministre wala maire muy wax lu mel noonu ci commune de Baalu. mais Bathily li ngay wax ne ngeen am problème santé am problème sécurité am problème mu cadre de vie am problème mu ndox ak yeneen yi ñu mel te kenn mosu leen dégg yéen ñi xam ne yéen a ngi nekk Baalu lu dul ba élection yi jotee. est-ce que bon yéen defoon ngeen seen liggéey en tant que peut-être mouvement citoyen wala parti politique wala simple citoyen sénégalais sax yoo xam ne yéen a ngi yeewu ci benn gox boo xam ne ci biir réew mi la nekk est-ce que génnoon ngeen wax ne non président ñun lii soxla nañ ko parce que Baalu ci biir réew mi la bokk. gis nga sëñ Assane. Baalu wala Bakel
gis nga organe de presse amu fa man tey su ma. non am ngeen léegi ab rajo communautaire boo xam ne moom fay rajo communautaire bi fan lay yem kan ma koy déglu fu muy fu limitam fan la. waaw commune ba la dëgg la waa dëkk ba la. gis nga commune de Baalu. pour nga def point de presse da ngay ñëw Dakar duñ manifester gis nga courant ñun nawet buy xiin. courant amul te suñuy facture du chaque mois lañ wala chaque 2 mois la ñuy am facture chaque 6 mois chaque 8 mois bu ñëwee boo fayul ñu buddi sa compteur amul bon de coupure loolu Bakel la am ay commune de Baalu la am. moom lu mel la wax léegi moom laa bëgg a xam yéen lan moo taxoon boobee ba léegi kenn déggul leen benn yoon ay meno jéemoo leen def ab réunion wala ngeen def ab point de presse wala ngeen def ab grève wala leneen lu mu mënti doon lii xam ne yoon may na leen ko en tant que citoyen ngeen jàpp ne lii dañ ko soxla suñu biir dëkk mais mënuñu ko am. mais pour ñu def loolu faaw ñu ñëw Dakar est-ce que ñëpp mën na ñëw Dakar. mais soo jarul ñëw Dakar soo leen demee Bakel mën ngeen ko fa defee. soo leen demee Kédougou mën ngeen ko fa defee seen zone nekk zone minière boo xam ne ñëpp a ngi ñëw te leen di bàyyi xel zone yooyu yëpp kay mënul ñàkk foo leen taxaw wax ba waa Sénégal dégg leen. gis nga Cheikh Assane. ñun suñ zone boobu tàmmuñu boo koy def nii sax dañuy wax yow da ngay politique de buñ lay jiiñee ay politiciens. dañ lay commencer ragal yow zone boobu moom duñu wax duñu kaas duñu manifester te dañuy voter balaa ñuy gis ministre walla ñu gis homme d'état faaw élection ñëw. président ba muy def tournée ci ñëw ci Kédougou Bakel ak boor yu ñu mel yéen da ngeen ko gisul wala da ngeen cee jotul ba muy def ay inauguration ba maire Bakel ba taxawti wax yéen waa commune Baalu da ngeen jàppul ne war ngeen mën a wax seen soxla président wala lan la. Cheikh Assane. Macky Sall xam nga président Macky Sall. ñëw na commune de Baalu avant muy nekk président. mais ba muy def tournée ba en 2011. jaar na suñu 11 villages yi yëpp jaar na fa foofu la fa gën. moom gis na boo ko laajee gis na foofu amul dara élection bu ñëwee day ñëw ak seen avion ñëw à Bakel du ñu woo population wala noonu. seen partisan mooy ñu nekk APR wala Benno Bokk Yaakaar la ñuy yabal ay car ñu dem. lan lañ fay wax affaire politique affaire tàgg ko mais ma wax la il faut que ñu am média yu xamante ne journalistes yu disponible ñu def tournée catastrophe affaire yu catastrophe ñoo fa nekk. gis nga chaque jour da ngay gis jigéen buy faatu ngir wasin saret lañ koy yóbbu pour Bakel foofu amul Bakel ñoom seen bopp Bakel commune Wuro Sogi la ñuy dem wala ñu jàllale la Matam wala Dakar imaginez booy kiitam ñu bëri ci yoon bi la ñuy faatu pour yow ñun suñu école yi. suñu école yi amul benn école booy dem commune de Baalu mu am bibliothèque amul benn école booy dem commune de Baalu mu am salle informatique amul benn école booy dem Baalu mu am professeur scientifique te Sénégal lañ bokk. kon kay seen jàng matul. matul gisoo ñu bëri bu ñu amee seen bac bu ñuy ñëw fii dañuy def cours de renforcement pour ñu mën a dab seen yeneen kii si yeneen collègues yi foofu sëñ Assane gis nga suñuy béy xam nga dañuy dégg fii dañuy séddale ay yeeg ñoom seen yi ñëwee engrais yi yeneen yi kenn du ñu boole les problèmes ñu du état kese même opposition bu ñuy wax seen problème affaire coalition yi ñuy wax problème yi am na département de Bakel mais kenn du ko wax. waaw parce que loolu bëggoon naa ñu yegg si ci yaa ngi wax léegi ay jafe-jafe yu dul jeex waaye yaa ngi wax ne seen maire sax xamoo leen ko. ak yeneen yu ñu mel te ngeen bëri ay coow ay jafe-jafe biir Baalu boobu nga nekk muy seen commune wante yéen xëccoo bi sax
àndoo leen ci maanaam pour xool waaye Yewwi Askan Wi kan moo war a jiite ngir mën a nekk maire ci département bu Bakel wala ku nekk département bu Kédougou wala ku war a nekk département bu Baalu nekk loo xam ne da ngeen ciy xuloo déjà est-ce que bés ëllëg su fekkee yàlla def na ba ngeen am ndam ci commune ba di ngeen mën a gérer wala di ngeen mën a def revendication ci ni mu waree su fekkee ne ca wutum ba nekkoo leen benn. Cheikh Alassane xam nga boo yabee waxambaane seen liste ñu rejeté woon est-ce que mujj nañ ko accepter sax. non loolu laa lay wax nii. boo yabee waxambaane ci doxin bi la gis nga comme fele suñ commune wala suñ département kenn duñu considérer commencer état opposition loolu la am gis nga suñ commune ñun coalition lañ nekk. ñoo nekk adversaire potentiel en face maire sortant ñun rek ñoo ko mën a gagner ñu def suñ ko coalition jàkkaarloo ak moom. dernière minute kenn xamul décision yi fan la jógee changer lépp boo ma permettre. ma jox la quelques détails. oui. gis nga coalition bu ñuy def coalition Yewwi Askan Wi Bakel Pastef la. PUR grand parti taxaw Sénégal. ñoom ñeent ñoo nekk foofu. ñoom ñeent ñoo nekk à Bakel commune de Balo. ñu def consensus. tànn suñu candidat mooy Moussa Bathily mooy man. ñu tànn PV yaa ngi nii lépp. ñu tànn suñu candidat xam nga consensus moo amul wax. bu ñu defee suñu PV yi nga génnee ko. voilà comme ça ñu mën a wax ne mu nekk pièce comptant. voilà ñu mën a wax gis nga PV baa ngi bañ a nekk ay waxi kepp. bii PV bi la bii désignation de mandataire de liste communale. moo nekk nii Adama Timéra né à 81. bi buñ ko dañoo jékki-jékki changé ko. mu def contestation. kon kayit yii la. kayit yooyu la gis nga. kayit ñaar yii ñooy kayit yi xam ne moom mooy wane amoon ngeen déggoo pour yow Moussa Bathily nga teewal. ñiiti waay Yewwi Askan Wi foofee ca Kédougou ca Baalu. maintenant bu ñu defee loolu Cheikh Assane. ñu ak suñu mandataire. Adama Timéra ñu jël suñu liste pour dem déposer ko sous préfecture. ñu dem ba foofu ñu ne yéen seen mandataire bi mënul déposer. ñu ne ko lan la ñu ne dañ ko changer. maanaam Adama Timéra dañ ko soppi. te yéen waxtaanoo leen. toog fekkeewoo leen kii coordonnateur. départemental bi. coordonnateur communal bi. Alé Gueye yéegu ko. mandataire bi Adama Timéra bi yéegu ko. candidat bi Moussa Bathily yéegu ko. kon kan moo jël décision. très bien bu ñu demee sous préfecture ñu ne ko kan moo ko changé. mu ne Déthié Fall moo ko woo pour mu changer. mooy mandataire national. de la coalition. ñu ne ko lu tax mu koy changer man rencontré naa ko gis naa ko. dem naa bureau ma ne ko lu tax ñu changer ko te mënuñu déposer suñu liste. mu ne liste buñ ko jox. candidat bi Omar Tandjigora la ma ne waaw kan mooy Omar Tandjigora. Omar Tandjigora bokkul suñ coalition. mu ne jëngu taxaw. wala jëngu tabax. bu Boubacar Camara. moom mu ne jëngu tabax existé wul dans la commune. jëngu tabax bu Boubacar Camara tam doon waajal dem ci présidentielle yi nekkoon ci coalition jot na commune de Baalu bokkul commune de Baalu nekku fa amu fa moo wax la kan mooy coordonnateur jëngu tabax Bakel nañu ko wax. PV bi fal Oumar Tandjigora moo tax PV bu tax ñu tànn Oumar Tandjigora nañ ñu ko génnee ñu gis ko. du coalition la. moom listam ma wax ma ñëw foofu ci liste bi liste bu mu def. bi ñëpp a ngi fi maanaam taxawu Sénégal Amara Sidibé bu PUR Idrissa Niangane bu PUR ak Yaya Fofana grand parti Moussa Traoré PUR taxawu Sénégal Fodé Dembélé Ali Niangane Pastef. ñooñu ñoo nekk ca Baalu ñoom ñoo wax ne ñooñu ñooy xëccoo.
ñoo la désigné yow. ñoo désigné itam Timéra. ñoo ma désigné Timéra. ba Timéra gis nga papier ci consensus waaw consensus. waaw signature am ak tampon. léegi Oumar Tandiou-Gora lañ tànn na génne PV bi. comme na bu wax yan tur Pastef moo ko signé. ak taxaw ak PUR ak ñoom seen. waay léegi liste bi mu def xaar ma liste bu Oumar Tandiou-Gora def bu mu déposé. dafa jël ñu xamante ne xamuñu sax ñoom ay conseil lañ. xam nga lan la def foofu à Bakel. dafa dem mu ne dafa am projet pour nga dugg projet bi. faaw nga jox ko ay pièces. pièce d'identité mu photocopier ko dem légaliser ko. ndekete yow listam lay def mu bindal leen seen liste dem déposer ko préfecture léegi bu affaire yi feeñee ñu am liste bi am nañ ko. ñu gis am na tur yu xamante ne ñu ne yow diw xanaa ci Oumar Tandiou-Gora nga rek mu ne non am na ñu xamante ne tey Bakel tribunal. porte plainte nañ ko Oumar Tandiou-Gora. loolu seen droit la. seen droit la dañ ko porte plainte. faux usage du faux. parce que dafa jël et puis liste bi mu déposé du liste coalition doo gis benn bu taxaw bu nekk ci listam. doo gis benn PUR bu nekk listam doo gis benn Pastef bu nekk listam. kon Oumar Tandiou-Gora su mu toll nii li ngeen koy tuumaal yéen. moo di ne dafa dem ci turu Yewwi Askan Wi alors que ne kenn désigné ko. kenn désigné ko te bokku ci musul fekkee réunion musul fekkee dara. ba pare kenn xamu ko ci coalition bi ñu désigné ko comme candidat. léegi yéen est-ce que def ngeen li xam ne yoon may na leen ko muy maanaam ngeen def recours. ngir seen liste bi xam ne yéen jàpp ngeen ne mooy bu baax te ngeen àndi ci ak waa Yewwi Askan Wi est-ce que def ngeen ci recours normal ndax tamit nekk ci clamé te defoo leen recours yenn saa yi day mel ne da ngeen mujj bàyyi noonu rek pour mu wëy. très bien ñun dañoo def recours. ñu déposé ko tribunal Bakel dañ ko déposé. recours ñu ne lii moo xew après ba man ma ñëw à Dakar. ñun xëy na suñ niveau si affaire yi. dafa limité xamuñu lu bëri. ma ñëw pour rencontrer leaders yi. gisuma kenn boo leen woo sax duñ la tontu. ma dem gis benn avocat. mooy maître Sow. mu ne lii kii moo ko war a xool mooy. investiture yi commission d'investiture waay. ma dem gis Déthié Fall président Sonko sax moo boole ak moom. mu ne cas baalu bi cas sérieux la nga réglé ko Déthié Fall mu ne lii moom du ci sori parce que amu ci pexe moom liste lañ ko jox donc Oumar Tandiou-Gora moo si nekk. te comme moom mooy candidat moom defe ne ñu changé ko mandataire mu changé ko moom loolu la ci xam demal gis Habib Sy moom mooy président commission d'investiture waay. ma dem gis Habib Sy moom tamit mu ne xamu ko comme dañoo toog. conseil ñu xool seen parti mu ngi teew. ma ne ko ñan ñoo fa teew comme suñ parti mu wax ma ko mais consensus ñoom seen loi. consensus amul débat. non. li consensus la ñëpp a wax ne waaw diw la ñu àndal. diw la ñu àndal. bu fekkente ne ñun indi nañ suñu PV teg. bu dee ñoom dañoo wax du consensus Oumar Tandiou-Gora na indi PV. lan ana PV bu tax ñu tànn Oumar Tandiou-Gora buñ ko mus a génne buñ ko génnee ñu ko porte plainte tey bu subaa kenn porte plainte ko. kon donc fi mu toll nii da ngeen bëgg wax dafa am ab PV fictif boo xam ne kenn gisu ko. kenn gisu ko tey yéen yaa ngeen di topp ci ginnaaw ngir mën a xam nan ngeen def ba mën a ñàkk maire bi léegi li ci biir. def ngeen seen recours. ni nga ko waxee. voilà def nañ suñu recours. ba pare def suñu contestation. def seen lettre de contestation boo xam ne jox ngeen ko waa Yewwi Askan Wi seen commission bi. le problème. Sow et que Fall. li ma gën a métti mooy leader yi. coalition bi dafa mel ni kumba am day la ak kumba amul day. gis nga Guédiawaye am na rejet am na problème coow. am na Mbour. am na Thiès. ñooñu ñuy considéré ñoom moom mun nañ gis mun nañ wax mun nañ leen défendre mais comme fele nga jógee baalu man ba ma ñëwee tous les leaders laa woo ma ne ko au moins ngeen recevoir ma woo Abbas
Birame Souleye Diomaye Aliou Aljuma liste bi du jeex jusqu'à nos jours kenn tontuma da nga bëgg wax ne. képp Pastef wala Yewwi Askan Wi yéen ni ngeen ko jàppee woon ne moom war doxee maanaam équité ku nekk fi nga toll ñu war la fa mën a jox cër bi mu am loolu dafa amul. gisoo leen seen bopp ci mbir yi parce que ñun parti lañ nekk. gisoo leen seen bopp ci mbir yi ñun ci Pastef ngeen gisul seen bopp wala ci Yewwi Askan Wi ngeen jàpp ne dañ leen fulaalu au moins boo ñëwee ñu teg la. ñu xool la yow fii. ni nga war a def. wala yéen amatu leen recours amatu leen droit def lii. yéen affaire yi jeex na ñu xam suñ bopp. mais doo gis kenn du la waxal. loolu moo ñu métti. te ñun liggéey bu am solo la ñuy def. te maire sortant bi même commencé na ay alliés du ñu contacter pour ñëw ci loolu laa bëgg jeexal ndax ab simili rek benn rek moo ñu desee laata ñoo terminé fi mu toll nii recours dugal ngeen ko. waaye kenn xamagul fu muy mujjee. ndax gisaguñu beneen PV ba yéen tamit seen boss yóbbu ngeen ko conférence des leaders ñu wax leen ne leen ñoo ngi saytu ñoom am na leen loo xam jàppal gum nañ ko li ma bëgg xam mooy su fekkee ne gisoo leen seen recours bi antuwul ban taxawaay ngeen nar a am da ngeen di voter ba léegi rangé wu ci Oumar Tandiou Gora mile wala da ngeen di def vote sanction wala ngeen dem seet bopp. jamais de la vie. ñun kenn du ñu décider kenn du jël décision suñu place ñun commune de Balo dañoo am seen choix. tànn kenn du leen tànnal. léegi fi mu toll nii moom loo tax ma. léegi bu ñu demee élection du ñu rangé ginnaaw Oumar Tandiou Gora te dañ koy duma te yenn village yi du fa dugg. bu duggee lu xew ne nañ xam. kon yéen bon ci maire sortant bi ngeen nar a ànd ak maire sortant bi dañuy téye suñ loxo ñu seetaan leen te maire sortant bi da leen duma day mooy gagné. maire sortant bi nga wax ne kenn xamu ko moom dina. moom moo leen moom am na moyen am na ay ñu ko allié. am na ñu ko kii mooy gagné waat situation bu ñu nekk nii moom la ñu continuer. mais ñun suñ combat dinañ gën a xeex gën dénoncer di wax situation Bakel bi mais duñu rallier Oumar Tandiou Gora parce que xamuñu ko ci coalition bi kenn xamu ko deful dara foofu duñu rallier ci ginnaawam. sant ko bu baax gërëm ko moom Moussa Bathily jóge ba foofee mu ko xamee ca Bakel région bu Kédougou commune bu Baalu moom mi xam ne moom la ñu dalaloon tey ci seen plateau bloc d'information la Total local mu andiloon ñu seen joytu foofee ca gox ba ndax ñoom nee nuñ ko xamee dañoo tabb kenn ba pare ñu wër tabaat keneen ba léegi nag ñoom ñoo ngi wër waa Pastef ak waa Yewwi Askan Wi ngir ñu leeral leen waaye ba léegi dara xamu ci ñu yaakaar nag peut-être fii ak lu mbir yi ci gënti sore di ngeen peut-être am déggoo ba xam kan moo fay mujj toog pour waa Pastef ñooy am yaakaar boobu. mën nañu am yaakaar boobu. incha allah sant ko baax gërëm ko mbokk yi sant leen baax itam gërëm leen yéen ñi ñu doon teewlu léegi ñu seetaan tuuti publicité laataa ñoo yegsi ci xibaaru français yi 19:45 ànd ci ak soxna Adama Anouska Ba merci beaucoup à demain.